mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw ba leen nuyoo gërëm leen ziar leen am mbégte bu baax ci ni ngeen ànd ak ñun ci seen site la teranga.info di leen ñaanal atu jàmm di leen ziar ci tamxarit bi tey jii ci xalaatu Bun Xataab ñu ciy waxtaanee lu am solo bokk na ci Ousmane Sonko. Pourquoi ñu koy waxtaanee mooy def actualité bi muy def mooy coowal PDS fexe na ba suul ko ndaxte ci lettre Abdoulaye Wade Madické Niang lañ doon faral di gën di wax wala mbiri Khalifa Sall maire de Dakar wala APR ak parrainage ak seen yenn nit yoo xam ne jàpp na leen ñu doon def corruption ci mbiri parrainage nag du ma ci dellu si waat xamul tax man dama gëm ni du lu sérieux xam na waxoon ak sama chronique ñu bëri mbamb ma tey jii au fur et à mesure ñu dem rek ñu bëri day gis ni li ma doon wax am na mooy teguwul ci yoon ay corruption dem sàcc ay carte ay lii yu ñàkk fayda yoo xam doo comprendre sax lan la nan ma baal ci kàddu gi man jàppee mu ko lu sérieux ba jusqu'à présent pour man dañuy fo te man gëm naa ne parrainage même bu jàllee beneen président bu ñëwee da ko fiy dindi parce que amul sens tey jii dugal nañ ci campagne électorale boo xam ne tàmbaleegul dañ doon wax ay moyens pour économiser liñ ci def ci ay moyens bu campagne ñëwoon sax mën na am du nga ko ci def enjeu bi ci am ñu wut ay délégués régionaux wa opposition pouvoir ku ne ut say nit xaalis bi ñu ciy génnee dañ doon wax naan ay bulletins yu bari loolu la na ay bulletins yu bari parce que bu ñu defee ci élection bu candidat yi bari ay bulletins yi day bari pourquoi pas bulletin unique tey jii li ñuy joxe ci ay fiches est-ce que tollawul ak nombre de bulletins yi question la léegi nag ñu dugg suñu sujet njëkkee ko ci Ousmane Sonko moom laa tuddee top de la semaine parce que fu top am rek am na ay flop pourquoi mu tuddee ko top du ma dugg ci contenu wu livre am li mu wax dëgg la ak du dëgg li muy ŋàññ war na ko ŋàññ loolu problème am la loolu ñuy analyser di doon ko analyser mais ci façon bi mu ko defee mooy am fitu jàkkaarloog sénégalais yi ñëw taxaw leneen maa ngi nii te fii sénégalais ñu bari xam na leen ñu lu ñu weexuñu dañuy mun nga ñëw sax taxaw di wax ñu la yuuxoo mais moom mu am courage yu dékku loolu mu pare kenn yuuxoowu ko kon ndam la beneen bi soog mu woo ay journalistes yoo xam naa ma gëm naa ne ña fa toogoon kenn préparé wu leen ci ay questions parce que boo xoolee ay questions yu critique leen te baaluñu ko dara mais n'empêche répondre na ni mu tontu noonu la wala du noonu man yooyu du ma ci dugg ci moom fond lu mu doon wax ak war na ko wax ak li muy waxal nguur gi yooyu du ma ci dugg parce que opposant la te ŋàññi rek la mën a def du taxaw di tegu nguur gi wala mu naan leen danoo baax ak danoo rafet non du ko wax mais pourquoi tey jii ñu def ko topp mooy man mos naa def chronique critiquer ko ci façon bi muy waxee des fois lu mu sañ wax li ni mais côté boobu mi ngi ciy defaru parce que arrogance li jëntuwul dara insolence li jëntuwul dara te daan ko sentir ci ay kàddoom mais courage mu nga ko nangul mooy nekkoon na ci administration bi di dal ci ko nguur gi ba nguur gi tey jii dàq ko bi ko nguur gi dàqee dafa goree xam nga gor gi mooy lan dafa dem uti parti Pastef dem dugg élection doon député maanaam li ko nguur gi xañoon yàlla daf ko fay gi ko fay moo waral tey jii yokk ko fit pour man fit bi Ousmane Sonko amoon na ko mais nguur gee ko yokk fit mooy bu doon ne dañ ko bàyyi ci impôt demoon moom day faral ba di ko wax nguur gi naan ay cuune lañu ñoom ñi ma dàqee foofu dañ ma yombalal mbir mi parce que tey jii boo ko fa bàyyi woon li mu sañ ni du ko sañ parce que dina sóor njabootam sóor boppam mais bis boo ko dàqee da nga koy firi day am courage day mën a jàkkaarloog yow parce que nag dee benn yoon lay am te moom dee na ba pare maanaam xañ nañ ko terangam xañ ko lépp askan wi delluwaat ko terangam def ko député tey jii député kenn mënul xëy dàq ko kenn mënul xëy ne ko nekkatoo ko ndax askan wi ko def tey jii loolu mooy courage u Ousmane Sonko fit bi tam mooy jàkkaarloo Ousmane askan wi di wax ak ñoom gars yi nee nañ dafa bëgg a victimiser wu mais nguur gi ñoo ko def victime pourquoi ñoo ko def victime depuis Ousmane Sonko taxaw di wax heure bu waxee ñu ngi koy tontu te nit ki bu dee wax nga koy tontu yaa ngi koy dooleel parce que bu ñu demee ba ne ca Ziguinchor kër yaayam fii su parrainage am na ñun fa yëmoon di ay agent de section gendarmerie ministre de l'intérieur weddi ko am na ak amul wóoruñu mais bu amul tey am na lu xew kon Ousmane Sonko tey jii am na ñu mu tiital am na ñu mu yëngal parce que bu leen yëngalul woon Seydou Gueye du génn di tontu ci waxu Ousmane Sonko ministre de l'intérieur du génn di tontu dem ba ministre de l'intérieur daanu ci piège Ousmane Sonko dama ko déglu ci RFM pourquoi muy tudd RFM di tudd Macoumba Bey danoo woo Aly Ngouille Ndiaye téléphone
na ko Ousmane Sonko nee na nii mu tontu ne yëgul tinul moom parrainage ba loi ba jàlle la ci pare mënoon na yem foofu ci tontom mais bi ko ma Kumba Bey relancé parce que ñun ñoo bokk métier bi mu ko relancé na ko Aly Ngouille Ndiaye Ousmane Sonko nee na dafa am benn homme d'affaires boo xam ne da ngeen ñëw na ko nangul ne yow yaa moom immeuble temps wala taaxum temps nga ndaye la ko Ousmane Sonko wala nga bàyyi la ko bis boo ko bàyyi la ngir ñu mën ko taxal mu ne daa yàkkamti rek c'est-à-dire que tontu boobu la tontu mooy daa yàkkamti rek kon léegi kon ci kanam tuuti bu ñu yàkkamtiwul am na lu nar a xew parce que bu ñu gisee li dal Karim dal Khalifa dal yeneen i politiciens yi ñuy tuumaal kon ëllëg mën nañu jël dara dóor ci ko Ousmane Sonko te tontu boobu dafa xaw lëndëm mooy mënoon na bañ a tontu ci laaju kii mais am na tontu yoo xam ne rek boo ko tontee da ngay dugal sa bopp ëllëg lu xew ñu ne artu woon na ko parce que fii loo fi wax mi ngi ci vidéo yi gars yi ñu ko enregistré teg te dal la koy tegalaatal tey jii pour man acte bu nguur gi def mi ngi gën a renforcer Ousmane Sonko li ñu mënoon def pour man dañ ko waroon a fàtte bañ ko lijjanti def na show am def na lu inédit lu benn politicien ñemewul mais loolu tey jii du rek nguur gi la jam baaraam mais jam na baaraam sax ñii di opposition bi parce que am na ay leaders charismatiques yu fi ne sur côté politique yoo xam ne tey jii mun nañ wax ni ñoom ñëpp ci salon yi lay ne conférence de presse woo presse ñu toog ñu wax mbamba léegi mais amul ku ci am courage jàkkaarloog askan wi ñëw toog Ousmane Sonko mun nañ ko defal ay reproches ci ni dafa xaw fier dafa xaw gëm boppam lépp lu muy def da koy def pour boppam ah peut-être lépp da koy téere ci boppam moom moo gën ñëpp moom moo lii alors que àdduna du loolu mais réussir na benn mbir moo xam ne loo ko bañ di nga ne Ousmane Sonko mi fi mu door dal na tey jii bu doon ni ab tokaar la tey jii def nañ ko favori ginnaaw ba nga jëlee Karim pousse jël Khalifa pousse Idriss Seck ñu xaw ko ber tey jii benn Ousmane Sonko moo taxaw di wane benn leadership ak courage boo xam ne kenn xamul fu mu jugee tey jii boo demee ci réseaux sociaux y a combien de personnes yoo xam ne tey ñi ngi koy aimé ñi ngi koy bëgg ñi ngi koy bàyyi xel parce que dafa indi lu bees loolu mu indi lu bees nag nguur gi ñoo doon wax naan dañoo soxla une opposition de proposition wala une opposition de proposition ah wala de contribution ah moom mu ñëw indi une opposition de solution opposition de solution mooy bind naa livre bu ma sañoon li mooy am du càgg ni li Ousmane Sonko wax baax na mais yéen a doon woo gars yi ci débat technique débat économique opposition bi amuñu lu ñu wax duñ def benn proposition marché rek fichier électoral moom mu ñëw teg fa lépp ñëw wax ak yéen ci wàllu koom-koom tontu leen ko ci koom-koom jigéen nit bu bindee ci wàllu taarix nit bu bindee wax da ngay bind tontu ko ne kenn ci nguur gi bind livre wane ni moom am na xam-xam démonté li Ousmane Sonko wax foofu la leen di xaar mais du génn ci rajo yi télé yeeg yooyu kon Ousmane Sonko mi ngi raam di dem kenn xamul fu mu dem malgré ses défauts mais gëm naa ne man nguur gi ñu ngi koy renforcer moo tax ma def ko top de la semaine man loolu laa jàpp donc daan critiquer mais mi ngi ci tànkam parce que mi ngi xuus fu gars yi dul xuus lu tax ma léegi nag ma dikk ci flop de la semaine ku mel ne Aliou Sow man tey jii flop laa koy tuddee moom munoon na nekk benn genre Ousmane Sonko xale la jàng na am na xam-xam teel na nekk ci nguur ak Ablaye Wade génn nguuru Ablaye Wade dem jàppale ji Macky Sall c'est bien loolu lu baax la mais munoon na bañ a dugg ci yenn détails ba moom dem na far ak Macky Sall da koy jàppale présidentiel loolu yoonu kenn nekk moo tey mais Aliou Sow na xam ni tamit bëgg a jàppale Macky Sall du tax Macky Sall nga koy dugal ci yoo xam ne arrangé wu ko. parce que Aliou Sow bu ñëwee toog RFM matin pourquoi may tudd ay tur RFM matin parce que man damay déglu rajo yëpp xam li xew Aliou Sow dafa ñëw mu ne ville de Dakar dana war a def administrateur de la ville maanaam léegi kii jiite maire bi day mel ne benn genre ministre dañ koy nommé mais Aliou Sow mi ngi delloo ginnaaw Aliou Sow na fàtte ni moom jeune la quoi loolu jamono yàgg yàlla ak dëkk yi avancé wu ci wàllu démocratie nan nga jëlee ab maire di ko tabb ci ay décret président de la république di ko fal. mais ak boobu ana waa Dakar kon sañ-sañ waa Dakar lan war a rocc ci Ndakaaru jël ko jox président de la république léegi waa Dakar la amatuñu sañ-sañ ci maire bi bëgg lu neex Macky Sall ak bëgg lu naqari ñoom Khalifa Sall du nekk abadan daayman ci maire bi tey jii bu ñu ko bëggee remplacer keneen dina ko remplacer même bu ñu ko tëjul ci kaso bis dina ñëw mu jugee fa ndax avant mu fay ne daa am ko fu nekkoon kon tey jii débat boobu bu ñu ko ibbee heureusement sénégalais yi defuñu ko débat Sénégal doonoo ñàkkal fayda waxu Aliou Sow parce que dañoo xam ne wax jooju xam-xam lal ko dara xamu ko bu dee buzz mënu ko ci am mënoo nekkoon na fi ministre des collectivités locales affaire Malick Ba bi muy am ak li jëm ci délégation spéciale fi la ko fekkoon
ñoom ñoo fi def délégation spéciale Mbane def ko Sangalkam nit faatu pourquoi proposé wul woon la Ablaye Wade pour mu def ville de Dakar mairie parce que boobu Pape Diop moo ko yor te PDS la bokk tey ji coowal Khalifa am na ñu naan kan mooy jiite maire Dakar mais nan defaat élection ku ko war a jiite ko fu mu jugee baax na ñun suñu yoon nekku ci mais ñu xaw a élégant tuuti di booy di proposition di ko dugal nguur gi Macky Sall tëj na Khalifa Sall ñu bëri mere ko ci jëlee ni ko ci loxo maire bi ñu bëri mere ko ci yenn ñi foqale yi waa PS sax yi foqale woon na ne danoo bëgg a jël sax maire bi xam na ni ngor ak ngar mi nanguwu ko 1 an mu des ci mandat Khalifa lan la ñuy xëccoo lan la ñuy daw bay daanu waa PS sax ne na amatuñ candidat ñi ci doon wax sax xaw nañ cee noppi parce que xam nañ ni dafa rafetul ci seen image parce que koo xam ne Dakar ak fal nga tëj ko ci kaso bi ñu ne tey jii jëlee nañ ko ci maire bi yéen ñi mu gagné woon duma leen fete yu métti ñetti nit woteelu leen ngeen taxaw naan da ngay jiiroo maire bi loolu dafa xaw a ñaaw tey jii même bu fa Khalifa jógee naka soo am Wardini premier adjoint bi jiite ñu def la continuité bu seen mandat jeexal ñu def élection bu APR gagné ñu jox ko bu Benno gagné ñu jox bu PS gagné ñu jox ko coow li jeex ñun amuñu problème boobu mais na rafet ni ko soodu bu soo doon waaye mais benn Aliou Sow ñëw ne administrateur ville bëgg lu neex Macky Sall yow nekk nga transhumant demal wala booy digal Macky Sall nga digal ko loo xam ne dina am njariñ ci réew mi di digal ko loo xam ne nit ñi dinañ ko gën a fonk dinañ ko gën a bëgg mais li ma gën a jaaxal transhumant yi ak ndoxandeem yi fu wër Macky Sall ñoo gën a ñaaw làmmiñ waa APR yi APR am na ñu fa ne tey jii dama la jox benn exemple fa laay jeexalee Awa Gueye député la vice président Awa Gueye dafa ñëw ci rajo RFM ñu ni ko est-ce que liu Khalifa Sall député gi mu doon mun nañu xaar bu assemblée bi waatee ngeen dindi malaanu kiraam mu ne ce n'est pas à l'ordre du jour du ma ci wax ndax tolloo gun ci ni nga toll ci waxi maire yi eggagun assemblée nationale ñu relancé tuuti plusieurs fois waxu ci kilifa gu mat noonu lay mel. parce que am na yoo xam ne bis bu tontoo ñu xeeb la bu laaj dofee nopp ya koy lamine ba koy tontu na nitee nopp ya koy déglu na nitee. mais tu ne dama bëgg lu neex nguur gi rek dama bëgg lu neex Macky rek léegi damay proposer ay propositions yoo xam ne du ma ko teg fenn man te gëwuma ko parce que nekkoon nga fi ministre collectivité proposé wu koon délégation spéciale fi la la fekk mbir Malick Ba fi la la fekk Macky Sall mën nga ko mbambeelu ne mais dafa gu fi délégation spéciale nga ñëw naan administrateur ville de Dakar léegi maire bi dafa war di siéger léegi dañ ko war a di fal au lieu ñu koy tànn mais loolu mooy l'école démocratique loolu bu ñu ko demee ba nangu bis bu neexee ñu ne président de la république léegi bu ko kenn voté lati nan xawal ay nit rek ñu tànn ko na léegi ñu ni keneen ak keneen ak keneen ñun suñu démocratie dunoo bëgg mu màgg mais bëgguñu ku ñu delloo ginnaaw. on a beaucoup de respect nag pour ay Aliou Sow parce que ay jeunes lañu yu jàng doon ay cadres ñu yaakaar leen ëllëg mais mënuñu di doon ay transhumants ba pare di ko justifier ci ay propositions yoo xam ne amul benn pertinence. amul benn pertinence kon mbokk yi rek li moo doon li leen jagloon ci waxtaan ñu jagloon ko nag mbiri top de la semaine ak le flop de la semaine top bi Ousmane Sonko la flop bi moi je pense que Aliou Sow la dafa génn gamme hors sujet mbokk yi kon mu doonoon xalaatu Bun Khatab sur la teranga.info ba beneen yoon incha allah.